na leen yéen procès bi jaarul yoon ba pare kii respecté wu leen ay droit yam mooy cour de justice de la CEDEAO condamné réewu Sénégal mais mujjul fenn terewul ñoom procédure bi continué na pour liquider Khalifa Sall amul benn sanction bu ñu yëkkati teg ko ci kaw waa Sénégal ci tooñ gu ñu tooñ koo xamante ni c'est un citoyen un patriote bëgg réewam di liggéey joteewul ak Macky Sall dara lu dul am ay ambition présidentielle mu bañ mu nekk candidat mu jàpp ko tëj ko ci kaso gi jaay ko doole. CEDEAO mënu ci tous Guinée Alassane Ouattara kii ce vieux là comme nu mu tuddati sax Condé lu ko neex lay def gars yi dañuy manifester mu génnee armée bi ñuy tirer ci kaw peuple bi di leen rey di marginaliser ay xeet pël yi tekkiwuñu fa dara bu ñu bëggee kayitu juddu sax duñu leen ko defaral kayitu juddu suñ ko soxlaa extrait de naissance sax duñ ko am pël yi am problème mu xeet maanaam chaque jour nga jàpp ne Guinée dina tàkk guerre ethnique dina fa am ndax ay njiit yu bon bona bon ba bokk bon kenn mënu laa wax seen façon bon léegi CEDEAO googu noonu tey am nañ assemblée bu nekk Abuja Nigeria am cour de justice mais léegi cour de justice boobu noonu chaque jour mu àtte comme ni ma lañ ko waxee mais gars yi duñ ko respecté seen yoon nekku ci dañ koy dëggate chef d'état yi ci boppam ñoo koy dëggate te ñoom ñoo waroon joxe le bon exemple te dara du leen ci fekk tey ji assemblée CEDEAO bi tey bu ñu voté woon tey ay loi xaw ma nag ndax mën naa nekk wala déet parce que man je suis pas juriste xaw ma ci loolu dara quoi damay proposer rek xalaat ne war na mën a nekk assemblée bu CEDEAO bi est-ce que ñoom mënuñoo voté tey ay loi wala député yi def ay proposition de loi yoo xam ne dañ naan bépp membre bu CEDEAO lu nekk ci sa constitution bi da nga koy respecter par force comme buñ ne Sénégal nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs le mandat présidentiel est de 5 ans et nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs kooku bu mandat yam jeexee da koy respecter par force wala armée CEDEAO bi ñëw déloger ko jëlee ko fa te pourtant armée CEDEAO bi ñoom ñoo déloger Gbagbo parce que gars yi dañoo wax ne Gbagbo dañ ko gagné mu bañ ne gagné wuñ ko armée CEDEAO bi ak France ñëw déloger Gbagbo jàpp ko yóbbu ko CPI parce que dañoo jàpp ne moom moo nekk derrière la guerre civile ba ay nit ñu bëree bëri dee ci crise électorale boobu amoon Côte d'Ivoire en 2010 waaye léegi pour ñu éviter loolu CEDEAO am nañ assemblée bi li muy jëriñ est-ce que mënuñoo def ay voter ay loi genre yooyu noonu léegi chaque président élu lu nekk ci sa constitution da nga koy respecter mais président boo fal lu muy njëkk a def mooy ñëw def référendum noonu la Macky Sall def Macky Sall dafa falu bi mu faloo ñëw di neexal Sénégalais yi di wane ne moom il a des vertus il est de bonne foi xam nga voilà lu Abdoulaye Wade baaxul te loolu hypocrisie bu bon te Sénégalais yi sax ñoom loolu mënuñoo xam sax loolu parce que dañoo bëgg victime boo victimiser woo rek yow dañ lay bëgg quoi quelqu'un qui a fait avec Wade 8 ans pendant 8 ans nga nekk dans le gouvernement de Wade nga am ak Abdoulaye Wade problème génn ne Abdoulaye Wade moo gën a bon ba pare nit ñi du la gëm moo tax man mosuma ko gëm man mënuma d'accord tey nga nekk ak Abdoulaye Wade pendant 8 ans su Abdoulaye Wade sëqatee na alhamdulilah nga ne ko yarhamukallah di ko tarbiyu Karim Wade doomam bañ def le ministre de l'intérieur def le premier ministre def le président de l'Assemblée nationale nga am problème ak famille boobu noonu la famille Wade président bi ak doomam nga génn nag ne ñii dañoo bon parce que da ngaa jotee ak ñoom ñu sanctionné la bundu xataal la génnee la ci Assemblée nationale mooy la fameuse loi de Sada Ndiaye la mooy dañuy jëlee mandat bi ci 5 ans yóbbu ko 1 an quoi président Assemblée nationale bi mu ñëwee sax réparé na ko moom Macky Sall moo tax ma ne Sénégalais des fois duñ comprendre nit ñi maanaam nu ñuy falee sax du baax ñoom dafa mel dañuy bëgg victime koo xam ne da nga nekk victime rek soo ñëwee victimiser wu rek ñu fàtte lépp fàtte yow ne bokk nga ci mauvaise gestion wu Ablaye Wade bi muy wax moom mu ngi ànd ak Ablaye Wade ba pare génn ne Ablaye Wade moo fi gën a bon te moom si mauvaise gestion boobu noonu muy wax
mais moom daf cee am part de responsabilité parce que bokkoon na ci occupé fa pas mal de postes mais premier ministre du caaxaan ministre de l'intérieur du caaxaan loolu ay ministre de souveraineté la nekk président de l'Assemblée nationale deuxième personnalité de l'État nga génn wax Sénégalais yi ne leen Wade moo fi gën a bon léegi man sax su ngeen ma joxee réew mi dinaa leen defal lii ak lii moo tax bi mu ñëwee lu ko neex la def dafa nax gars yi ba toog tombeeg gars yi temps yi ñu ngi doon def ay assises nationales dirigées par Amadou Mokhtar Mbow ñoom Moustapha Niasse ñoo ko organisé woon mu ñëw signé ne d'accord na ci conclusion kii bi assise nationale bi ne lépp lu gars yi bind ci assise nationale bi dina ko respecté bu yéegee bi mu yéegee respecté wu ci dara li mu njëkk a def mooy coalition ba mu àndaloon nga xam ne ñoom ñoo organisé woon assise nationale yi sax ñoom it ils ont fait la même chose jëmuñ ko sax wax na ko lu tax respecté woo li nga signé woon ci assise nationale yi conclusion assise nationale yi waxuñ ko sax il s'en fout seen yoon nekkut ci nañ nekk ci nguur gi rek léegi nag sénégalais yi ñoom ñoo bëgg ñu leen di jiitee noonu di leen jiite ci dictature di leen jiite ci xañ leen seen liberté ku bëgg a marche ñu ne la doo marche ku àndut ak ñoom nga wax ñu ne la article 80 jàpp la tëj la ci kaso gi indi seen jabar ñu am fondation di sàcc xaalis sénégalais yi ñu naan Marème Faye baax kenn xamut fan lay jëlee xaalis bi kenn xamul fan lay jógee jox ko caisse noire 8 milliards kenn du contrôler caisse noire bi mais caisse noire u France ak États-Unis yëpp dañ koy contrôler Jacques Chirac mas na jëndal doomam billet d'avion ci caisse noire bu France ñu ne ko delloo ko parce que ñun faluñ sa doom yow lañ fal mais tey 8 milliards yi Macky Sall yi tey lu ko neex mën na ko cee def parce que dañ lay fal ba pare jox la doole joo xamante ni kenn xamut ban façon doole lay nekk yow ñi la fal sax après da ngay ëlbatiku di dal ci seen kaw di leen jaay doole te ñooñ ñoo la fal comme nga yar kuy nii rek di ko yafal ba kuy bi màgg rek mu ñëw mbëkk la noonu rek la mel ñun dañuy téye nit jox la doole joo xamante ni genre demi-dieu ngay nekk maanaam yàlla bu ndaw lañ lay def léegi nag su ko defee xam nga doomi aadama li ñuy wax naan le pouvoir rend fou nguur dafay dofloo nit yenn doole yi bu ñu la ko joxee rek yow tu te crois tout permis da ngay jàppale lu la neex mën nga kaa def loolu moo am Sénégal moo am Mali moo am Mauritanie moo am fépp ci sous-région bi riche ba pare pauvre xoolal tey boo jëlee tey sous-région bi tey xale yi Sénégal yi xale yi Mali yi Gambiens yi Guinéens yi ñoom rek ñooy dee ci Méditerranée bi jël gaal parce que amuñ luñ def amuñ luñ fa def lan la ñuy def lan nguuri gaa yi ñu fal liggéeyuñ yow buñ la falee éducation bi war na baax nit ñi di jàng bu jaar yoon santé bi war na baax nit ñi buñ feebaree faju te duñ fay kenn warul fay mais ni da ngay assurer sa waa dëkk une très bonne éducation et une très bonne santé une bonne politique de santé une bonne politique sanitaire même suñuy fay sax ñu bañ a fay lu bëri ñu leen di jël en charge ci seen ay ressources ci seen ay impôts mais Sénégal suñu waxee ne commencé guñ exploiter or bi commencé guñ exploiter pétrole bi ak gaz bi non or bi ñu ngi koy exploiter dama juum suñu waxee ne commencé guñ exploiter pétrole bi commencé guñ exploiter gaz bi mais du loolu rek lañ am ñun ci ay ressources ñun ñaata at ñu ngi exploiter or Sabodala région bi Sabodala nekk Kédougou moo gën a pauvre ci Sénégal bokk na ci région yi gën a pauvre amul dara te boo xoolee ñuy jël gaal yi xale yi jël gaal yi ñu ëpp foofu la ñuy jógee ko ci dëkk yooyu noonu ay Casamance ay Tamba parce que dañ leen di appauvrir buñ bëggee jàng duñ jàng bu baax buñ bàyyee jàng duñ am ay école de métier yu ñu mën a dem jàng métier ñu encadrer leen tey jii boo ñëwee ay France ak yenn dëkk yi dañuy am ay pôle emploi boo demee Allemagne ñu tuddee ko job center dañ lay encadrer boo nanguwut jàng di nga jàng ba 16 ans c'est obligatoire soo ne bëggatuma jàng ñu yóbbu la na la léegi choisir benn métier encadré la jàngal la métier bi jox la diplôme état bi moo lay jël en charge
fayal la ko nga jàng métier am sa métier soo génnee di liggéey amoo soxla sax naan da ngay dem di immigré ci loolu ñun ñoo ko gën a man parce que tubaab yi koy def politique bu baax bopp tubaab bi ay nit lañ ñun ay nit lañ gënuñ ñu ci dara dañoo jàng ñu am xel lu tax mënuñoo def comme ñoom mais duñ ko def parce que dañoo bon loolu nag mooy pousser xale yi dañuy dem ba dootuñ amati dara dootuñ amati benn solution bi benn solution lay nekk mooy prendre la pirogue dem dee ci géej gi ñu jotore ci ñëw Europe buñ ñëwee fii ñu dugal leen ci ay camp di leen toroxal ñuy subir lu nekk tey jii am na benn ministre de l'intérieur Silvani la tudd foog na ministre de l'intérieur bu Italie bi ñoom wàcc nañ sax quoi mais kooku am na benn gaal bu doon ñëw jógee koo Libye mais dafa interdire garde-côte yi pour ñu dem sauver ji gaal boobu noonu ba instant bi sax mu ngi tribunal ñu koy juger te xam naa dinañ ko condamner pour non assistance à des personnes en danger mais doo gis mukk benn xale européen mu jaral ko mu dugg gaal xanaa mu nekk bateau bu baax ne day dem ci beneen dëkk jaralu ko am na ñoo xam ne boo leen waxee ma dugal la avion yóbbu la Afrique de l'Ouest sax ñu ne bëgguñ amuñ fa soxla léegi nag africains yi ñoom ñooy subir toute la misère du monde ak toute l'injustice du monde parce que le monde tout le monde sait que le monde est injuste tubaab bi ñu ci bëri dañuy gëmloo nit ñi ay liberté égalité fraternité fekk dañuy fen rek dañuy nax nit ñi gëmuñ ci dara buñ sañoon seen dëkk yi kenn du fi ñëw seen bopp rek lañ gëm te ñoom ñooy ëlbatikuwaat di demaat Afrique di piller suñu ressources yi avec la complicité de nos dirigeants di leen yombalal contrat yi ñu ñëw di exploiter suñ ressources minières yi di dem seen yoon te suñ doom yi bu ñu jógee ko Afrique ñëw dugg Europe ñu leen di bundu xataal di leen toroxal ci ay affaires yu këyit ak ay affaires yu ñàkk fayda te doomi aadama dafa war a am liberté fu ko neex mu dem ci àdduna bi mais même les oiseaux sont libres oiseaux yi dañoo libre am liberté di naaw di dem fu leen neex àdduna bi àdduna yàlla la kenn moomu ko kenn amul droit di wax nit naan ko waroo teg fii sa tànk wala bala nga fay teg sa tànk da ngay am visa loolu affaire yu caaxaan la man maa ko wax je le dis haut et fort loolu c'est injuste nit fu ko neex la war a dem nekk fa séjourné fa parce que àdduna bi kenn moomu ko kenn moomul suuf si ku dul yàlla kenn moomul asamaan si ku dul yàlla kenn moomul géej gi kenn moomul jaww ji ku dul yàlla mais nan la ñuy def tëj seen réew yi nekk bala nga faa dugg di nga am visa visa bi am na dëkk africain yoo xam ne bala ñu ko am même bu ñu fi amee soxla pour ñëw dinañ daw Safaawa Maroc pour am visa boobu noonu xale yi dañoo xam ne mënuñoo am visa parce que yu ñu leen di laaj conditions yi tax ngay am visa bi mënuñ kaa am pour ñëw moo tax dañuy dem dugg gaal dee ci biir géej gi Barça wala Barça xaru rek damay àgg Europe wala ma dee te Europe googu noonu ñoom bu ñu ñëwee sax dañ koy rëccu naan lu tax ma fiy ñëw parce que boo ñëwee liñ fiy daj pour ñu mën la régulariser c'est tout un problème nga toogoon sa réew sax moo di souffrir sax moo koy tane parce que su boobaa di nga gis sa famille di nga gis sa ay mbokk ba pare mode de vie bi am foofu noonu nga judd ci yaru ci amul fii nit ñi dañuy dawante ku nekk sa bopp nga tal kenn du la faale kenn amul ci soxla kenn calculé wul kenn bopp sa bopp donc loolu rek lu métti la loolu ñan ñoo ñu ko causé mooy nos dirigeants yu ñàkk fayda ñàkk xorom léegi nag ñoom tubaab bi seen bopp ñoom ñu ngi ñu tëjal seen bunt yi nag kenn du fi dugg wala boo fi duggee dinañ la souffrir loo ba nga bëgg a dee toroxal la ba nga tot am na ñoo xam ne feebar sax lañu fi jëlee ay feebaru xol ndax ay merloo yu ñu lay merloo tu n'es pas régulier ak ay rentre chez toi ak façon racisme bu nekk façon wax bu nekk nga dégg coono bu nekk nga koy dégg boo amul këyit doo mën a liggéey di liggéey au noir soo amul këyit doo mën a am kër ah booy dem ci yeneen dëkk yi pays frontaliers yi sax yaa ngi làqatu parce que mën nañ la contrôler jàpp la toroxal la coono boobu yëpp boo nekkoon sa dëkk xëy na doo ko dund mais yow coono bi ngay dund sa dëkk mooy problème mu ay feebar faju problème mu am liggéey bu baax nekk ci jàmm loolu mooy tax nga jàpp ne boo ñëwee fii day yomb boo ñëwee fii nag ci lay gën a métti boo demee nag ba régulier dina yomb mais nag avant ngay régulier loolu mooy problème bi parce que kayit yi ñoom duñ ko joxee noonu te loolu ñàkk fayda suñu njiit yi moo tax
mais am na réew yu am fula yoo xamante ni dañuy protéger seen doomi réew yi seen ressortissants yi buñ toogee ak tubaab bi tegal leen ay conditions tegal leen ay accords yu leer yoo xam dama lay jox nga yombalal sama doom yi lii mais France dañuy ñëw Sénégal lu leen neex def dugg va et vient amut laaj visa voilà espace foog naa Union européenne bi yëpp duñ si laaj kenn visa ñun kum neex nga dugg tey jii benn am na benn booy tubaab bu may seen fële mu yore benn genre roule nii di dawal mooy booy bële tey jii bu ko neexoon tey bu bëggee dem Sénégal tey xola su bëggee dem Sénégal passeport am lay jël dem ut biem léegi jënd ko léegi suba mu am vol dem dugg Sénégal séjourné nu mu ko neexee après dem ñibbi ils viennent chez nous ils séjournent comme ils veulent amut ay contrôle boo moytul boo ñëwee ci aéroport bi bu ngeen rangee sax tubaab bi la ñuy gën a privilégié sax ni ñuy traité tubaab bi sax yow duñu la ko traité policiers yi mu nekk loo xamante ni problème bu mag la te adduna bi kenn warul nangu ñu lay gën mais soo nangoo woon ay tubaab ne leen yéen a ñëwoon jàpp suñu maam yi ay jaam loolu nekk crime contre l'humanité mere woo ci tubaab bi ah ñu ñëwaat coloniser la pendant des années loolu yëpp boo ko dajalee colonisation bi ak esclavage bi traite négrière bi yooyu yëpp soo ko boolee ça fait 400 ans mu nekk un crime contre l'humanité boo xamante ni réparé guñ ko ba léegi yow nga nekk chef d'état africain war a ñëw xeex loolu imposer sa bopp gëmloo tubaab bi ne leen ñun ak yéen ñoo yem benn lañ gënu leen ñu mais dañuy ñëw di sukk di jébbalu di raam ba ñuy nuyu Macron sax wala ñuy nuyu Angela Merkel sax ñaari loxo lañ koy jox di tarbi quoi faible ñàkk xorom ñàkk fayda wallahi ñàkk gëm seen bopp moo tax nag nit ki li olof di wax ne uude nu mu la gisee noonu la lay ëwalee loolu rek moo fi am mais yow su fekkee sa chef d'état ku ñàkk fayda la respecté wuñ ko bu ñëwee ci tubaab bi day sukk di raam di joxe ñaari loxo bu ko tubaab bi ooy li ñu ko sant mu def mu nekk marionnette tubaab bi mais yow boo nekkee ressortissant wu dëkk boobu noonu bu ñu gisee sa passeport duñu la respecté mais France bu ñu gisee passeport u japonais mais dañuy jox cër japonais bi benn japonais bu wàcc aéroport Charles de Gaulle ni ñu koy xoolee du bokk ak benn Hadj Abdallah bu yore passeport u sénégalais wàcc suñ passeport lan la tekk ñun passeport sénégalais ak bu Mali bu Côte d'Ivoire ban njëriñ la am su fekkoon sax ñun français yi dañoo am reconnaissance sax ne ah ñi ay ancienne colonie française lañ donc il faut qu'on soit reconnaissant avec eux donc voilà mu xaw a sax tane quoi mais aucune reconnaissance Algérie daal laa gis ñu respecté fi Algérie algériens yi daal ñoo leen di jox gaz te ñoom respecté nañ leen parce que ñoom dañoo imposé wu ñu respecté seen ressortissants yi respecté seen doom mais sénégalais lan la tekki France ivoirien lu mu fi tekki yaag indo yi sax ñoo leen fi gën a tekki dara ak waa Bangladesh ak ñeneen ñi rien il ne représente rien dans ce pays accords yi gars yi respecté wuñ ko seen yoon nekku si lu leen neex la ñuy def parce que respecté wuñ seen bopp soo respecté wul sa bopp nag yow duñ la respecté te duñu respecté sa doom américain yi bu ñuul xam nga tubaab mën na gis ku ñuul di jéem a dund ay racisme ak yow wala mu lay jéem a xeeb mais bu gisee benn nit ku ñuul ku yore passeport américain da koy jox cër parce que passeport américain la yore parce que il a un passeport américain bokkul ak ki nga xamante ni passeport sénégalais la yore du benn kon nit pour ñu respecter la il faut que yow nga respecter sa bopp te gis nga jeunesse africaine bi fu mu nekk nii dañoo yeewu instant bii nii ñu bëri tukki nañ révolution numérique bi gis ngeen ko mooy réseaux sociaux yi ñu ngi gis lu bëri li xew ci àdduna bi moo tax dañoo war a jóg pour faire face à nos mauvais dirigeants jàkkaarloog ñoom wan leen ne leen carrément le pays ne vous appartient pas mais le pays et le pouvoir appartiennent au peuple. Macky Sall dafa gëm ne nguur gi moo ko moom IBK muñ daane démb dafa gëm ne nguur gi moo ko moom mais IBK doomam Karim dafa nekk député ba pare investir ay xaritam ci liste député bi ci seen liste bi ñoom ñooñu nekk ay député par force ba pare mu dem assemblée nationale nekk président commission de défense ñu koy jox xaalis bu bëri ay milliards pour mu jënd ay armes du jënd ay armes militaires yi amuñ ay armes yu baax rebelle yi ëpp leen arme di leen noq di leen dàqee à chaque fois
moo tax mutinerie bi am démb loolu moo waral mutinerie bi peuple bi jógee avec Imam Dicko armée bi tamit ñoom dañoo frustré wu jóg ne IBK il faut ñu jëlee ko fi defaraat dëkk ba pour mu baax moom gaa du yomb du coup d'état bi mooy régler problème bi wax dëgg yàlla loolu moom suñu waxee dëgg rek du coup d'état bi am démb mooy régler problème mu Mali parce que Mali dafa bëri problème Soumaïla Cissé ñu ngi ko enlever te enlèvement bi ñëpp xam nañ ne loxo IBK mu ngi ci tey jii jàpp nañ IBK forcé ko à la démission mu démissionné léegi nga dégg ñu ne bàyyi nañ Soumaïla Cissé ki nga xam ne moom mooy chef de l'opposition au Mali xam nga ñu jox la pouvoir nga foog ne yow yaa moom nguur gi ba impliqué sa doom mais loolu moo daane Ablaye Wade parce que Ablaye Wade dafa ñëw impliqué doomam jox ko super ministère du ciel et de la terre même sax de la mer dajale ministère yu gën a mag yu gën a am doole jox ko na ko am Macky Sall lu ñu ko contre li mu waxoon ne Karim Wade nañ ñëw assemblée nationale ñu audité ko ci affaire annoncé bi loolu dëgg la ñëpp d'accord nañ ci mais Ablaye Wade dafa far parce que doomam lañ laal léegi nag li dal Ablaye Wade ba mu daanu sénégalais yi mere ko indi woon 23 juin bi loolu moo dal c'est le même sort moo dal IBK ba gars yi ñëw coup d'état ko Sénégal ak Mali nag duñ benn parce que armée sénégalaise bi nekkul armée boo xam ne day coup d'état mais Mali boo déconné am na yu bëri yi Macky Sall di def bu doon Mali jógee na fa bu yàgg dañ koy coup mu jógee fa waaye sénégalais moo nekk nit koo xam ne dafa bëgg jàmm Sénégal sax ku fa doon organiser coup d'état sax du sotti parce que tey bu benn colonel jógee wala benn général wax ak gars yi ba pare bañ organiser coup d'état bi su fekkee ñaari nit la waxal wala ñetti nit ñooñu après dañuy jaar ci suuf dem trahir ko dem ci président bi wax ko après ñu dem jëli yeneen militaire ñu ñëw barrer leen la route pour dissuader leur plan su ko defee nag moom mu ngi ciy séntu ne bu affaire bi yàqoo rek Macky Sall dina ne ah kii de ku ma bëgg la xaaral ma gaaw jox ko xaalis wala ma nommer ko loolu la mentalité yi du benn quoi jikko yi nekkul benn ba tey ci IBK ak doomam bi Karim mais Boubou Cissé bi nga xamante ni moom mooy le premier ministre bi nga xam dañ ko jàppandoor ak IBK mais xaritu Karim la xaritu doomam la kon aakimoo nguur googu noonu moo am fépp laa lay wax moo am fépp moo indi frustration yi am yëpp moo ko indi moo indi coup d'état yi am yëpp boo faloo rek jël nguur gi daf ko sa moomeeli bopp xam nga sànq maa leen doon wax waxu doole ji ñu jox Macky Sall ba tax mu beew di def lu ko neex respecté wut sax sénégalais yi lu ko neex lay def xam nga Abdou Karim Sall ministre am boobu noonu mais il a commis une faute lourde une grave erreur jël ay kéwélu Sénégal sàcc ko bi mu koy sàcc am kéwél yu dee yi dund mu jël leen yóbbu leen ci domaine privé loolu scandale dina ko gën a rëy loolu kan moo ko ñemee def France kan moo ko ñemee def États-Unis wala ay Amérique ak wala asafurla dégg nga Amérique wala ay Allemagne ak ay Italie nit ñi di wax di indi ñëw président bi toog fu mu toog ne moom faalewut nit ñi parce que respecté wut Sénégalais yi dañ ko jox doole boobu nag lay jël di utiliser di def maataïsme lay jiitee mooy jumafoutisme mooy maataïsme moom lay jiitee Sénégalais yi xeeb leen respecté wu leen faalewu leen ku wax mu tëj la kaso kenn amul droit marche kenn amul droit wax soo waxee ñu ne la offensé nga chef d'état bi jox ko caisse noire 8 milliards muy jënd ay transhumants yam ñi ko doon saaga démb di ko xas mu oo leen ne leen ñëw leen ñu liggéey loolu rek insulte la mooy ñi nga xam ne ay pouvoiristes lañ ku nekk président yow la ñuy ñëw àndal mu ñëw di cautionner moom transhumance di cautionner transhumance ñi nga xam ne ay transhumants lañ ñu war leen a sànni ci mbalit ma ci poubelle ba mu ñëw promouvoir leen am caisse noire am bu ko neexee gis nga caisse noire bi xam nga kenn du ko contrôler caisse noire bu ko neexee mu enrichir ci Mariam Faye enrichir ci Amadou Sall ak yeneen doomam yi ak ay frère am na benn frère am bu nekk Fatick moo nekk ci kër ga
xaw ma Aziz la tudd xaw ma j'ai oublié son nom ak Alioune Sall ak ay sëram boobu noonu nekkoon Gabon di fa sëy bu leen neexee heure bu ñu ko joxee 8 milliards votel ko 8 milliards caisse noire mu may leen ku nekk 1 milliard par at pour ñu bañ a pauvre bu ñu ñàkkee bu ñu ñàkkee nguur gi kenn mënu ci dara xaalis bi kenn du ko contrôler kenn du ko auditer lu ko neex la ciy def ku ko neex mu corrompre la ci nga tëj sa gémmiñ di corrompre journalistes yi corrompre mooy politiciens yi yenn opposants yi pour ñu noppi tëj seen gémmiñ yenn sëriñ yi mu leen di jël di leen ci jox ñu noppi ñoom tamit artistes yi même chose ku jóg di kaas mu oola ne la ñëwal nga ñëw mu ne la am noppil soo bañee mu créé la tëj la ci kaso bi comme ni mu def Khalifa Sall mais da ngeen a foog ne ay ñoom maam góor yi nii jazaaka seen génn yi ñuy wax nii c'est gratuit loolu du gratuit de mais dañ leen di récompenser ah dafa am ñu leen di booleel ñoo leen di fay xaalis su Ousmane Sonko génnee ñu génn saaga ko ndey di ko dénigrer ak ñeneen ñuy waxuñ naturellement nii de wala gratuitement non gars yi politique bu salte la ñuy def su fekkee nag yow tee diiñ nekk ni koo xam ne bañkat nga ñu def la noon nag def la ennemi dañ lay def ennemi loolu rek moo am ci réew mi léegi nag système bi sama xarit Zo soldat africain nee na c'est le système Zo te ñun tamit sénégalais yi ñun neexuñoo xeexal Zo gis nga ñun lu ñuy daj ñun ci réseaux sociaux yi ñun dañuy toog di kaas sax te mënoon nañu see bañ a fekk de mais dañuy saaga di ñuy xas naan yéen da ngeen a réew da ngeen a bëri wax dafay mel ni sénégalais boo koy dimbale sax si la lay gën a bañ ñuy xeex tamit ah ñoom dañ leen di xeexaat encore ñuy xeexal réew mi ñoom dañuy ëlbatikuwaat di leen xeexal moo tax après président bi daf ñuy jàppee comme de la merde quoi du ñuy respecté daf naan ñuy daal bëgguñ lu baax quoi loolu la xoolal Guy Marius Sagna un grand monsieur qui mérite beaucoup de respect nga gis Aïssatou Diop Fall keroog wax naa ko sama live bi passé toog di ko dénigrer journaliste war a tëddee njaaxaanaay toog di xas ay Guy Marius Sagna ay Ousmane Sonko quoi ñooñu nga xam ne ay référence lañ ci wàllu patriotisme policiers yi tamit foo leen fekk ñu ngi rëbb Guy Marius Sagna pour gis ko jàpp ko pour faire plaisir à Macky Sall gisoo keroog yëfu ñàkk xorom yi ñu def Guy Marius Sagna ñëw préfecture di déposer étudiants yi benn lettre parce que étudiants yi dañu amoon ay problème expliquer ko mu bind lettre bi ñëw di ko déposer préfecture policiers yi jàpp ko mel ni ku yore benn xar sax duñ ko jàppee noonu de jàpp ko tëral ci suuf di jàpp sànni léegi nag bëgg nañ ko Macky Sall gis ko ne oh non vraiment police bi ay guerrier lañ quoi faiblesse ñàkk xorom ñàkk fayda nangoo nekk jaam poltron man du ma nekk suqu kenn je préfère mourir di nekk ay suqu affaire yi jaam jeex na léegi abolir nañ ko dañ la dóor bal nga dee sax après nga dee dans la dignité ak honneur mais pas di nekk man dinaa nekk jaamu nit ay Macky Sall nga xam ne nit la nit yàpp deret su bopp bi di métti mu yëg ko bu am day am taab comme yow ni ngay amee taab di feebar di dee comme yow ku dul dee fii ban président ngeen gis bu dul dee dictateurs yi gënoon nañ ngand ci àdduna bi rey nañ leen dee nañ am na ay buur yoo xam ne ay ponkal lañ woon am doole dañoo dee ñu gas ba mu xóot dugal leen ci suuf sax yi ñëw lekk leen ñu nëpp lan la nit la rek mais daal boo gisee Guy Marius Sagna parce que Guy Marius Sagna là voilà pour yow boo ko jàppee toroxal ko après président bi day kontaan quoi ne voilà vraiment voilà la police la police fait un bon job quoi voilà loolu la ñuy foog Salif Keïta un digne fils d'Afrique waaw Salif Keïta n'est pas comme Youssou Ndour même Méwé def na benn discours temps yi un discours solennel adressé au président Ouattara wan ko ne ko bu réew mi tàkkee tu seras le responsable constitution ñu bind ci ne lii lañ bind ci constitution bi yow nga war a respecter loolu en tant que président joxe le bon exemple nga ne yow kenn yaa gën ci réew mi yow yaa war a jiite réew mi yow nga ne doo bàyyi nguur gi yow yaay kan Macky Sall loolu la def ci bopp bi 3e mandat rek la def ci bopp bi
yabaate ak ñàkk xam seen bopp nit ñi di leen jay naan la monsieur le président doo moromu gars yi li nga fi def kenn defu ko même li nga fi def Abdoulaye Wade def ko fi ngay xoogal ko foog na dëgg la fekk dañ lay nax wallahi du dëgg ay sàll ngaari buur gede yooyu ay caaxaan la looyu du dara loolu du tous ay sàll ngaari buur gede ay yow yaay président pardon gars yi yaay président de l'espoir rek ay c'est-à-dire li nga fi def ak ay defoo fi dara yaa gën a xam ne defoo fi dara dañ lay jay réew mu nekk doomi réew ya fa nekk kenn ku ci nekk am nga ambition pour sa réew am nga programme pour sa réew rawatina les intellectuels ak ñi nga xamante ni dañuy def politique ñu bind ci constitution bi nag ne kenn ku nekk da ngay ñëw def ñaari mandat dem soo demee keneen ñëw moom tamit apporter am lu mu indi nga def kii def parce que ku nekk da nga am sa idée ku nekk da ngay apporter sa idée man su ma amee idée pour defar hôpitaux yu baax système sanitaire bi baax ku feebar mën a faju ay hôpitaux yu mucc ayib ba sax mën a defar ay hélico yoo xamante ni da ngay feebaree Tamba ñu mën la dem jële ji léegi indi la urgence Dakar wala ñu defaral waa Tamba hôpital bu baax boo xam ne ñoom duñu am soxla sax di ñëw ñu leen di évacuer Dakar defal ko waa Ziguinchor defal ko waa Kaolack su ma ñëwee man réussir loolu ñu ne ah président Abdoulaye Wade bi mu ñëwee il a fait une bonne politique sanitaire sincèrement léegi santé bi nickel léegi def naa ñaari mandat dem naa keneen day ñëw am beneen idée moom tamit ci wàllu tool yi wàllu agriculture autosuffisance alimentaire am ñu ne ah président Ousmane Sonko kat bi mu ñëwee moom autosuffisance alimentaire la ñëw ñu ne léegi Barthélémy Diaz na ñëw Barthélémy Diaz ñëw defar institution yi mu jaar yoon ñu ne ah kii moom vraiment dafa defaraat institution yi mu jaar yoon keneen ñëw def leneen keneen ñëwaat defaat leneen mais yow kenn nga ne yow yaay ñëw toog ci nguur gi yow kenn yow yaay kan mais Macky li nga def sa bopp bi loolu génnee ko doo Macky Sall yow yaay kan ba war a toog di def ay troisième lu tax may wax ni dafa bëgg troisième mandat daf kaa waxut parce que xam nga fan la commencé trahir nit ñi mooy fi mu ñëwee naan du ma wax wii du ma wax non te ñëw voté loo ñu référendum ñu dem voté référendum bi bi gagné mu ne nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs ñu dem ba mu neex ko mu ne moom bii mooy dernier mandat yam ñu demaat ba mu neex ko mu xam ne nguur gaa ngi waaj a jeex mu ne non du ma wax wii du ma wax non parce que su ma waxee wii wala non su ma si waxee dara rek gars yi dootuñu liggéeyti lu tax dootuñu liggéeyti gis nga bés boo waxee da ngay def troisième mandat gis nga sa coalition Benno Bokk Yaakaar boobu mooy njëkk a éclaté toj parce que ñu fa nekk dañoo am ambition te ñu ngi tirer la sonnette d'alarme à chaque fois Wilane wax na ne PS day am candidat yam am na ñoom ñoo xam ne ñu ngi PS noppi waxuñ dara ay ñoom Serigne Mbaye Thiam dañoo am ambition ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi biir APR ay ñoom Amadou Baye ak ñeneen parce que bu ñu waxee dañuy dagg seen bopp yi mais dañoo am ay ambition ñoom ak Macky Sall 2024 la ñuy yem nañ dem ba Macky Sall wax ne day def troisième mandat dina am problème avec le peuple am problème ak ses partisans te loolu lu leer la bind leen ko nag ci téere ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax xam-xam dëgg laa leen di wax analyse bu baax laa leen di defal ni ngeen bàyyi ci xel waaw léegi daal lii lañ amoon lu ñu doon live tey doon def analyse ci problème mu Afrique li waral coup d'état wu Mali bi démb parce que mooy ni ma ko waxee rek dañ lay fal nga foog ne yaa moom nguur gi def ko sa moomeelu bopp di buum di bumi di jaay doole impliqué sa famille say goro comme Macky Sall nu mu ko defee ay gorom Macky masul def remaniement ba jëlee fa Mansour Faye ñemewu ko sax te day dàq ñeneen dàq na fi ay Mary Teuw Niane ay Pape Ablaye Seck de bons ministres ñoo xam ne ay ministres yu baax la ñu woon mu dàq leen ci gouvernement bi ba pare bàyyi Mansour Faye ci gouvernement bi Mansour Faye moom chaque remaniement day nekk ci nguur gi ba muy wàccee waaw parce que dañoo jàpp ne nguur gi ñoom ñoo ko moom dañoo jàpp ne pour faire plaisir à Marième Faye mooy il faut mu nommer benn magam magam nekk ci nguur gi Aliou Sall gis ngeen ko ak arrogance am fii la nekk sàcc xaalis Sénégal yi Macky Sall ñëw protéger ko waaw def benn discours solennel à l'occasion de la célébration de la fête de Korité nga xam ne discours solennel lay war a def adressé à la nation mu ñëw ne sama rakk lañ nekk di yàq dërëm te république xamut rakk xamut goro xamut yaay xamut baay
tu dois être le président de tous les Sénégalais tëddee njaaxaanaay nday ji seex boo demee nag ba wàcc nag nga delluwaat nag si say rak ak say goroog say bàjjen ak say tante léegi nag ñu créé seen benn commission d'enquête assemblée nationale seetal Aliou Sall nekk fii voilà di dox soxlaam def lu ko neex mujjul fen waaw kële sax ci gazelle yi mujjul fen Cheikh Omar Anne ñu épinglé ko kudd ñebbe an mujjul fen voilà mu ñëw ñu promouvoir ko jox ko ministre de l'enseignement supérieur ministère de l'enseignement supérieur ñoom Siré Dia ñoom Mame Mbaye Niang ñu bëri épinglé nañ leen ci ay rapport mais da leen di protège du leen def dara Abdoulaye Wade sax moo ko tane ndax Abdoulaye Wade bi mu fi nekkee Latif Gueye ci coalition bi fal Abdoulaye Wade si la bokkoon mooy CAP 21 ndem si yàlla Latif Gueye yàlla na ko yàlla yërëm mais Latif Gueye tëj nañ ko fi kaso ci affaire ay antirétroviraux foog naa mooy garabu sida yooyu su ma juumul Modibo Diop nekkoon directeur général ASER agence de l'électrification rurale tëj nañ ko fi dafa sàcc xaalis 1 milliard xaw ma 2 milliards ñu tëj ko su Ablaye Wade te Ablaye Wade la àndaloon mais Macky bi mu faloo ba léegi masu ñoo jàpp ku bokk ak Macky Sall wala ku ànd ak moom kenn du la xanaa Bougazelli te loolu xam nañ ne loolu dafa flagrant loolu moom il faut ñu tëj ko mais nu mu demee dañ la ko demal tëdd kaso boo toogee ay 6 mois ñu génnee la kenn du si mën dara may nañ ko liberté provisoire koo xamante ni dafa def crime boo xamante ni crime économique la ay trafiqué ay faux billets ba pare nekk député waroon joxe le bon exemple député élu du peuple def yëfu bandi yëfi wëyu ngay cautionner loolu yow parce que yow la àndal Macky Sall doy na waar sénégalais yi toog nangu loolu quoi kenn du wax ñëppay noppi ñun rek ñooy wax ñu ñuy xas di ñu saaga da ngeen a bëri wax Bougazelli yóbbu nañ ko kaso voilà boo demee sax guddi dañ ko daan bàyyi mu dem këram tëj ko 6 mois may ko liberté provisoire coow jibul bal tàkkut su Abdou Karim Gueye génnee di kaasal Sénégal ñu jàpp tëj Guy Marius Sagna même chose ñu jàpp tëj Barthélémy Dias bu ñëwee wax ñu jàpp tëj te ñooñu duñ def dara lu garaaw liberté d'expression si lañ leen di tëjee wax sa xalaat wala nga génn di marche ñu jàpp la tëj la kële nag moom trafiquer des milliards un grand bandit de la République ñu bàyyi ko muy dox am liberté parce que c'est l'ami de Macky Sall voilà loolu moo am Sénégal léegi nag yooyu noonu di am yooyu yëpp moo indi frustration yi am wax naa leen ko sànq moo tax Mali tàkk moo tax yeneen dëkk ya tàkk ay Burkina Faso comme ni fa Blaise Compaoré nekkee woon loolu la waaye nag sénégalais ak malien du benn sénégalais ak ivoirien du benn sénégalais ak burkinabé tamit du benn ñu leen ñoo gën a tàng quoi voilà donc kon gars yi ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di leen remercier di kontaan ci yéen voilà bon libéré Assane Diouf waaw c'est vrai Assane Diouf moom it gis nga li Seydina Fall Bougazelli def moo gën a garaaw Seydina Fall li mu Assane Diouf def moom la Moustapha Cissé Lo def rek te Assane Diouf amul benn responsabilité Sénégal te Moustapha Cissé Lo c'est un élu kooku sénégalais ñoo ko fal mu am légitimité ba pare nekkoon président parlement au CEDEAO taxaw di saaga ay ndey mujjul fenn dañ ne dañ ko dàq ci parti bi rek loolu la te parti bi ñun intéressé wuñu parti bi du pour waa Sénégal parti bi c'est privé c'est une organisation privée un parti c'est une organisation privée su ngeen ci dàqee Cissé Lo ñun loolu intéressé wuñu ñun Cissé Lo institution bi mu nekk loolu lañ moom loolu lañ bëgg ñun ñu respecté ko quoi mooy l'Assemblée nationale mais pas ay parti APR ak yooyu loolu ça nous intéresse pas yéen la intéressé quoi loolu rek moo fi am injustice quoi loolu moo waral waa Mali génn coup d'état Ibrahima Boubacar Keïta donc nag ñu ngi xaar kii mutin yi def nañ déclaration wane ne bon dañuy téyewaale pouvoir bi jusqu'à nouvel ordre dissoudre nañ Assemblée nationale ak gouvernement bi léegi nag dinañ xool avec l'intervention de la CEDEAO bu ñàkk njëriñ boobu ñu xool nan la ñuy waxtaanee pour organiser des élections libres et transparentes xam nga ba pare ñu jéem a libérer Soumaïla Cissé tamit mu ñëw nekk candidat xam naa ne moom bu ñëwee nekk candidat mooy nekk président moom loolu moom leer na mais taxut problème mu Mali lijjantiku parce que problème mu Mali moom du Soumaïla Cissé moo koy lijjanti loolu lu koy lijjanti moom lu jafe-jafe lay nekk kon gars yi ñu leen di remercier bu baax a baax di leen bëggee di kontaan ci bàyyi xel bi ngeen ñu doon bàyyi xel di leen jox rendez-vous beneen yoon ci yeneen analyse ak yeneen live je vous remercie